maa ngi lay ziar di ziar waa Pikine yëpp naka noonu ñëpp ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp di leen ñaanal it ginnaaw sëg ya ngeen am ca TER ak it BRT. président Sall ak ñi nu fal ne ay njiiti gox-goxaan ci ndaje tey ca Diamniadio ci alxames ji muy ndaje mu njëkk ñeel journée décentralisation ci Sénégal dina ci profiter dajewaale moom njiitu réew bu Sénégal ak yooyu élus territoriaux tension di fitna ca Pikine Ouest diggante ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci fu wetoog fukk ak ñaar ci hectare ak conseil municipal ba fa ci jamono yu mairie boobee ci boppam conseil municipal bay amalam ndajeem délibération ñeel suuf soosee wetoog fafa di yëglu ñoom it ci lañu gis ne daal du lu dëppoo ak yoon bu nu sañoon ak jubbanti leneen ci xibaar ñeel Casamance ak tolluwaay la ak ñi nga xamante ñooy bànqaas ak politique gu MFDC yi taxaw ngir ak jàmm ci lu sax di bànqaasu MFDC jëcce jakaay nas na noom ndaje boo xamante ni ñetti fanug lël lay doon ngir waxtaane jàmm joojee ci lu sax nanu ca yeggee ci wàllu woowu ci xibaari RFM jokku nañ ci sàkku nañ ci autorisation ñeel moomeem ndaje ca mongoon ak autorité di kilifa yu réew mi ci technique bi Abdou Thiam. bëccëg gi ñu jagleel wàllu décentralisation ci Sénégal ndaje mi bu njëkk tey jii lay doon ca Diamniadio ci kanam ci teewaay ak njiital président de la République Macky Sall la ñu ci waxtaanee wàllu décentralisation la ak lépp luy dugal ak yamale ci gox-goxaani réew mi naka noonu it lu ñeel wàllu collectivité territoriale yooyu nees mën a def ba mu neex dëkk waaye it doon lu suqaliku bëccëg gi ni ñu ko waxee ci njiital président Sall mi ciy daje ak yooyu élus territoriaux ñu des ak ñoom njiiti gox-goxaani dem ba fu ci mel ni Pikine Ouest ak mairie ba fa ñu ngi waajal ab conseil municipal ci jamono yu ñenn ci askano foofee ndaw ña rawatina waneeg ñàkk ànd ci fukk ak ñaar ci hectare yoo xamante daal foofee dañoo gis ne bu ñu ca délibéré ku moywul xëy na dogal bu safaanoog lañ ca bëgg am ca ñoom fas nañ yéene ñu ne dem toogaanu mairie ba ngir daal di gàntal boobu conseil municipal ndaw ñi la ñuy sikkee kilifay mairie ba bu Pikine Ouest mooy dañu bëgg a remblayer fi nga xamante ni mooy fa technopole nekkoon bërëb buy dalal ci lu bari ndox yi taw yi ca bu fekkee dañ ko remblayer ku maywul ndox yooyee dafay daal di mujj wala ngaan si ba fa ñoom looloo waral seen ak yóblu ci conférence de presse démb dañuy déglu yooyu ndawi Pikine Ouest seen porte parole Babacar Ndiaye ak Ndongo Ka. conseil municipal bi dañoo war a daje pour délibérer fii ci zone bi pour rembler ko njëkkoon nañ fi ñëw ñun ñu dem woowu gendarmerie de l'environnement ñëw ni fii lii domaine de l'état la compétence transférée yi ñu jox mairie yi bii bokk ci zone humide yi bokk ci parce que fii c'est une zone non aedificandi kon boog bu ñu xëyaatee tey dégg ñu ni dañuy def délibération ci zone bi dinañ ko dénoncer pour président de la république yëg lii xaw fii zone bi kenn waru ko rembler parce que fii réceptacle naturel la eau pluviale yëpp fii lay ñëw boo demee fee ci ginnaaw syndicat station de pompage bi ñu fa def ndox yi muy pompe fii la koy déverser mu dem ci biir technopole bi ko remblé Pikine day inondé am nañ ay projet yoo xamante pour gasaat ko ba lac bi gën a yaatu ndox mi bañ di delluwaat Pikine nga xamante daf fiy toog parce que ndox mi 12 mois sur 12 daf fiy nekk lu fi xew ëllëg Pikine Ouest ñu xam ni ñun dénoncé nañ wax nañ ko gendarmerie de l'environnement wax nañ ko eaux et forêt wax nañ ko Descos nee na ñoom maire yi amul droit laal fi benn garab amul droit laal fi benn ñax wax nañ ko démb conseil municipal dinañ mobiliser dem fees del salle bi offrant le maximum délibéré du fa am Pape Gorgui nag mënu fee nekk depuis 2014 jusqu'à nos jours tey jii mu dese ko lu dul ay ñetti weer wala ñeenti weer mu ni day délibéré su zone bi pour def fi nangam ak nangam xam nañ ñu mu demee. ñu waxtaanee dox bi nga xamante ni ñu dëkkee ci cité Darou Salam 2 extension nasoon nañu ko doxam ñaxtu boobu fas nañ ko daal di niilal li ko waral booy génnuk àddina wayjur wu góor wu ki nga xamante ni mooy Ablaye Dia PDG bu Sénico di promoteur suuf sa nga xamante moo leen boole moom ak ñooñee dëkkee ca fi nga xamante mooy cité Darou Salam 2 extension la ñu bëggoon kon mooy amal dox bi di ñaawlu rek projet bu jëm ci màbbal seen i dëkkuwaay ca loolu jàppuñ ne lu dëppoo ak yoon la moo waral sax njàqare gu mu dugal ci ñenn ci ñoom jamono yi reportage Ndongo Ka. ci atum 2018 Mansour Diagne amoon mbégte ak kontante tuxu si nag ci këram gu yes gi mu tabax ci cité Darou Salam 2 extension bu Kër Massar waaye ñaari at boobaak léegi moom Mansour Diagne doon nag boroom kër gu daal day sëngeem ndax këram gi nag dafa bokk ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci kër yi nga xamante ni ku wattuwul daañu ko toj nag ci gile cité. ku jóge fële ni la damay toj sa kër il faut mu def la benn travail psychologique jamono yi ma koy jënd maa ngi jëndee 3 millions bon kër gi waaw investissement la mais daal li ma mujjee calculer daal li ma mujjee bind ay 22 millions daal def na ko quoi sans compter terrain
bu jaaree suñu ginnaaw toj suñuy kër tooñ la. yile kër bu nu ko tojee lu ëpp 2 junni ci ay doomi aadama yu dëkk ci cité bi daanu génn ci mbedd mi kii di seen porte parole di Marie Aw ni mbir mi nag dafa nuru jaay doole. ñàkk nangu nag la nga xam ne dañ koo tranché ca tribunal bu départemental bu Pikine Serigne Abdoulaye Dia mi nga xamante ne tey moom la ñu seqal mbir mi 2015 président Abdoulaye Wade mi fi nekkoon jaay ko toolam toolu Abdoulaye Wade la ñu clôturé 22 hectares la mooy fii dañ ko cee bëgg a ñambaas waaye bokk ci ñun nag kenn duñu ñambaas te suuf si ñun mairie Kër Massar moo ñu ko jox am nañu acte de cession ba mu leer parce que nit du ñëw di dëkk courant fekk la fi Sonatel fekk la fi te amoo këyit loolu mënta nekk. ñoom ñi dëkkee nag ci Daaru Salaam 2 extension ni duñu bàyyi nag mbir mi yombee noonu ndax lañ dul nangu moo di ku ñëw foqati seenuk moomeel. ñëw fekk ay baadoo la yu toog ci seeni kër ñu di leen di toj ak di leen fitnaal loolu day bëgg a bari ci fi mu nekk nii ci Sénégal. waaye mu doon xeex boo xamante ni ñoom nag wéetuñu si ndax ay mouvement citoyen yu ci demee ni ki Y'en a marre Frapp France dégage ñoom it ñu ni daañu ñëw Ndongo Ka Kër Massar rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo ñu dem ba Saly Portudal ak ñongalu ko plage yëpp fa loolee ñu dëkk ca wet gaak boromi hôtel yenn yi dañoo ñaawlu liggéey bi jëm ci ñongalaat yooyu plage ndax dañoo gis ne saafara bu faf jur jàngoro la dugal mbalit moo xamante ni kenn xamul tolluwaay ga ci yooyu waax ya ca Saly Portudal Abdourahmane Diallo. ginnaaw bi ñu defaraatee 7 kilomètres ci plage yi xeer yi ak yenn yi nga xam ni kenn soxlootu ko la ñu daal di yóbbu ci Saly ñax-ñaxal defaraat liggéeyu APEX yooyu nag tax na ba plage bi kenn mënatu ciy jot Ibou Niang kenn la ci kuy yëngu ci wàllum tourisme. ñu ne woon dañuy def digue de protection digue bi déjà c'est très mal fait ñu gis ay xeer yoo xam ne dañ ko teg xeer yi fi mu ne ñu ngi xalangu di dugg ci biir ndox mi li ñuy waxoon itam ne dañ ci def suuf loo xam ne dina mat 50 centimètres defuñu ci suuf donc loolu yëpp tax na daal ba ku ko gis di nga xam ni lii liggéey la boo xam ne dañ ko saboté dañ ko escamoté dañu ko sox-soxee pour bàyyi ko noonu donc daal mu nekk loo xam ne dañu koy naqarlu wala sinon ñi dindi xeer yi bàyyi ñu comme ni mu meloon avant. mbir moomu tax na ba lépp li nga xam ni yëngu-yëngu la ci plage bu Saly ñax-ñaxal doxatul ñi dëkkee boor boobu tamit xañ nañ leen seeni plage Sëñ Traoré kenn la ki dëkkee boor boobu. jaaykat yi mënatuñ fi jaay ñun mënatuñu am ay clients ay annulation la ñuy am boobu ba léegi état la ñuy ñaan moom mu ñëw jàppale ñu def liggéeyam ni mu waree mu continuer liggéeyam nañ ñu jàppale dimbali ñu defaral ñu sunu plage ñun ñu mën a sangu normal sunuy client bu ñu ñëwee mën a am jàmm ñëpp am jàmm képp kuy liggéey képp ku dëkkul fii sax dëkk Mbuur boo ñëwee nga am foo mën a jaar kenn amatul foo jaar fii si plage bi. ab ndaje amoon na diggante ñu dëkkee ci wetu plage bi ñuy yëngu ci wàllum tourisme waa SAPCO waa ENDA ak ñenn ci ay techniciens waaye waxtaan boobu amul dara luñ ci jote tënk RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane wàllu xibaar bokk na ca ndaje mi ni amal ay bés ju ne ñeel gouvernement bu Sénégal ci njiital président de la République ca palais ba conseil des ministres naka noonu démb ci àllarba ji bokk na ca la fa jibe ne ay càkkutéef ci njiit réew mi ak càkkutéef jëm ci rapport bu leer ca yaatu ñeel risque yi nga xamante ni ñoo daal di làmbool wàllu suuf si ginnaaw bi nga xamante ni am na bërëb bu màbb ca ginnaaw palais de la République moom président de la République ci weneen wàll sàkku it ci kër yi yëngu ci wàllu leble mi koppar ñu daal di respecté wàccoog toxal gi ñeel wàllum pay mi ci bor yooyu muy ci entreprise yi di ci liggéeykat yi ci yeneen wàll njiitu réew mi président Sall sàkku ci ministre éducation naka noonu ki ñu dénk wàllum njaboot ñu daal di xool lépp loo xamante ni mooy jàmbat ak tawati sëriñ yi daara yi ñu xool nees ci indee saafara ci wet geneen gi wax na ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci wàllu minoterie entreprise yooyu ak it la war ci ñoom ne ak taxawoo ko may gët RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wërug jàmm ca Casamance ci lu sax bànqaas ak politique gu MFDC ga ca jakaay ñoom loolee di leen gënal fas nañ yéene amalab lël bu diirab ñett ci fan ca bërëb bi di Mongon ngir waxtaane jàmm jooje ci xibaar sax yónnee nañu ci bataaxal kilifa yu Sénégal ngir am ndigal ak amal moomeem ndaje Lamine ba ciy leeral. ci ab bataaxal bi nga xam ne bind nañ ko jagleel ko sous-préfet arrondissement bu Kataba 1 Asaninga mooy branche politique ak civile bu el combattant bu jàkkaay mu ngi fa yëkkati ay kàddu ni boo gisee ñu amal li ni mel dañoo sukkandikoo ci mbébét bi nga xam ne askanu Casamance am na ko jamono ji mu jublu ci wutum jàmm ci bët saalum réew mi ci diiru ñetti fan ñi nga xam ne war nañu fekkee ndaje boobee dinañu waxtaane jubluwaay bu bees bi nga xam ne MFDC jël na ko mu jëm ci wutum jàmm ji fii ci Casamance mu doon gis-gis bi nga xam ne méngoo nag thème bi nga xam ne moom lañ fa taxawal muy négociation en lieu et place des escalades militaires
xeex ci biir waxtaan yooyu nga xam ne acteurs civils yi militaires yi ba sax ñi nekk ci bitim réew bokk nañ ci dinañ waxtaan seen biir weccante xalaat ci doxalin wi nga xam ne moom la ñu war a amal jëmale ko ci négociation yi nga xam ne war nañ ko ubbi mu jëm ci wutum jàmm ji fi ci Casamance waaye tamit nañ taxawal kuréel bi nga xam ne dafay xayma jéego yi nga xam ne def nañ ko ci ak gàllankoor ñuy faral di ci nemmeeku ngir mën koo xeex li ko weesu it nañ bind bataaxal bi nga xam ne moo war a tënk doxalin wi ñuy jiital ci négociation ñu jublu ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko taataan ndaje boobee nga xam ne waa MFDC bëgg nañ ko amal ca Mongoon du ci am gàllankoor ndaxte kenn ci kilifa yi nga xam ne jokkoo nañ ak moom nee na duñu tere ndaje boobee ndaxte amul dara li nga xam ne nañ ko fa waxtaanee lu dëppoowul ak li yoon tëral. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine Tiwaan gu tedd ga la ñuy wutali Touba Mbacké ci wàllum paju amagul centre bu ñuy fajee jàngoroy cancer ca lu war la fa lu jàmp ci gis-gisab chirurgien généraliste bu hôpital Matlaboul Fawzeyni Touba soxna Mariama Diop. Touba jàngoro ji di cancer du sein mu ngi fiy law bu baax a baax daanaka fii rek ci hôpital Matlaboul Fawzeyni dinañ dem ba weer bu jot ñuy dalal juróom ci ay jigéen ñoo xam ne jàngoro jooju la ñuy dund docteur Ousmane Gueye di chirurgien généraliste moo ñu xamal lu ni mel. waaw mi ngi fi moom bari na moom parce que dana arrivé des fois benn consultation nga recevoir fi trois malades ba 4 malades yoo xam ne yëpp problème cancer du sein moom quand même bari na fi parce que chaque mois dañ ci am peut-être 2 3 ba maximum 5 cas bu dee ci wàllu chiffre nag moom du yomb ndax Touba ñëpp duñ ñëw fii ñi am cancer du sein am na ñoo xam dañuy jaar ci yeneen centre kooku jël leen référé leen directement Dakar mais nag bu ñuy jëlee globalement cas yi fii gën di recevoir yi ci ëpp day fekk mu avancé ba def sax góom. mu ne nag jot na sëkk ñu am ab centre de traitement boo xam ne dañ ko jagleel jàngoro jooju fii ci diwaan bu Touba. adduna bi toll na foo xam ne nii décentralisation dafa war a kap ñun depuis des années ñoo ngi fii di liggéey ci wàllu cancer mais ni muy doxee ci traitement yi war a tas ci région yi ba nit ñi bàyyi déplacement yi dafa yeex trop am ci loo xam ne ce n'est pas un luxe chimiothérapie par exemple du luxe. ndax du dara perfusion donc la même ñi yore affaire bu à Dakar ils sont très fatigués ba demee institut du cancer ils sont complètement débordés mais ci suñu ambition projet d'établissement ak suñu ambition vous avez vu le nouveau bâtiment bi ñuy tabax ni prévoir nañ vraiment def le tout pour booster quand même la prise en charge des cancers waaw ba ren ji sax ci suñu budget bi prévoir nañ ci en tout cas man ci budget général dugal naa ko. jàngoro joojee nag doon lu metti te jigéen yi nga xam ne da leen di dal ngir ñu nangu ko sax day metti loolee nag moo tax docteur bi mu ngi def kéem kàttanam ngir ñu am ab mutuelle de santé waaye laata loolu fi mu toll nii ñu ngi fiy defal ab système de marrainage ngir jàppale jigéen ñi seen biir ñuy faju waaye itam di man di àttan jàngoro jooju Mariama Diop fii ci Touba RFM. sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye ñu daal di ko door rek wàllu football ak lii di Ligue des champions première journée bi ni ki démb naka la ñu ko daal di jeexal Real de Madrid moo am na ci mbetteel ci digganteem ak doomu Ukraine yi di waa Shakhtar Donetsk dañ leen daal di daan seen dëkk 3-2 butu ukrainien yi nag maanaam 3-0 la woon ci mi-temps ba laata sax Real Madrid di ñëw di wàññi mbir mi jaarale ko ci équipe di Modric ak Vinicius Junior demoon nañ sax ba yaakaar nañu égaliser nañu di but bi nga xamante ni Valverde moo ko dugaloon waaye VAR ba dafa ñëw daal di ko annulé ndax position de hors-jeu bi nag moo di ñaareelu ndërmeelu bi nga xamante ni daal Real Madrid mu ngi ko daal di am gannaaw match bi nga xamante ni ñàkkoon na ko week-end bee ne weesu woon si seen championnat seen diggante ak ñii di waa Cadiz. Liverpool moom fekk na Ajax Amsterdam ca dëkkam démb daal di ko daan benn bal ci dara but la contre son camp ki nga xamante ne nag moo ko provoqué moo di Sadio Mané ab tir la ñu daal di ko contré mu daal di dugg waaye ñoom ba match amee daal waxtu si lañ ko daal di génne moom Sadio Mané Firmino ak Mohamed Salah di ab analyse bi nga xamante ni daal kii di suñu consultant di Tassirou Diallo yëkkati na ci ay kàddu ñu déglu ko ci micro Youssouf Bodian. mbas mi moo xaw a téye affaire yi ba nga xam ne bon équipe yi temps yëpp joué wuñu donc bon seen tànk yi dañu diis ba pare bon équipe bi aussi dafay manqué li nga xam ne moom moo doon am muy niñ ko doon defee di ko paasante wala di am ay occasion yoo xam ne moom la ñuy dem di recherche ji dañuy dem ay moments yoo xam ne comme léegi entraînement bi manqué na leen jeu bi aussi dafay manqué loolu aussi moo si nekk moo tax que ne bon nekk na nag match bu dëgër mais teewul que ne am na aussi ay kii yoo xam ne feeñ na si que équipe bi aussi mi ngi di progresser ndànk-ndànk moo tax sax entraîneur bi dem na moment boo xamee ne génnee na ñi nga xam ne ñooy cadre équipe bi pour indi ñeneen yi pour wone bañ ko aussi ñu gën a
dugaat si coono parce que loolu aussi dina si baax pour que ñële aussi amaat fraîcheur suñuy dellu si waat. geneen jongante ba tey ñeel lii di première journée Ligue des champions Olympique bu Marseille moom dem ma nga woon sa Grèce Olympiakos moo ko mujj daan benn bal ci dara ci temps additionnel bi la ñu daal di kon bokk dugal but bi de kii di Ousseynou Ba di doomu Sénégal nekk ci Olympiakos moom jot naa football ba match bi jeex par après si moom daata match bi di jeex si arrêt de jeu yi la ñu ko daal di dugal ci côté Marseille nag doomu Sénégal gi cosaano foofu la ca France yoroo kon boog juddoo ca France di Pape Gueye moom nag jot na football ci milieu terrain bu Olympique bu Marseille FC Porto di waa Portugal plutôt ñoom nag dañoo daal di ñàkk seen digg ak Manchester City ñetti bal ci benn Agüero jot naa dugal Gundogan ak itam kii di Torres Mamadou Loum Ndiaye di doomu Sénégal nekk ca FC Porto moom nag ma nga woon ca banc de remplaçant yi Bayern Munich mi nga xamante ni moom moo kon équipe championne en titre moom démb dafa daal di daan ñeenti bal ci dara ñii di waa Atlético Madrid kii di doomu France bi di Coman jot naa dugal ñaari but geneen doomu France di Tolisso jot a dugal ba ca des nag doomu Allemagne bi di milieu de terrain di Goretzka moom moo ko jot a dugal Inter de Milan moom dafa daal di match nul digganteem ak ñi doomu Allemagne yi di waa Borussia Mönchengladbach 2 buts partout foofu tam ka ràññeeku moo di doomu Belgique bi di Lukaku jot naa dugal ñaari but Inter de Milan Salzbourg moom dafa daal di match nul ci dëkkam digganteem ak ñi di waa Lokomotiv bu Moscou doomu Danemark yi di waa Midtjylland ñoom nag dañoo daal di ñàkk seen digg ak Atalanta bu Bergame di équipe bu Italie ñeenti bal ci dara ñu daal di wax ba tey ci wàllu football ak Liverpool ci ay xibaar yi nga xam te daal fi mu toll nii ñu ngi koy siiwal nee nañu ñoom daal dañoo bëgg a recruter kii di Kalidou Koulibaly ci mercato janvier bi lu toll nag ci 75 millions d'euros moom la ñu daal di proposé ngir daal di kon boog jël Kalidou Koulibaly bu ko daal defee mu daal di remplacer seen défenseur bi di doomu Hollande bi di Van Dijk nga xam te ni dafa gaañu te nee nañu ay weer yu yàgg dana ko toog du yëngu ci wàllu football. tey jii nag Ligue Europa moom mooy daal di feelu Ligue des champions dina am ay jongante ñu mën ci lim diggante Young Boys bu Berne ak AS Roma ci bu 16h55 jotee googule waxtu itam Rapide de Vienne dana tas ñi di waa Arsenal Bayer Leverkusen ak Nice ñoom itam dañu daal di football ci bu 16h55 jotee diggante Granada ak PSV Eindhoven itam dañ ko daal di amal Napoli bu Kalidou Koulibaly dana tas ak ñi di waa Alkmaar di waay doomu Suède 19h Hoffenheim ak Étoile Rouge bu Belgrade Milan AC moom dana dem ci Écosse fekk fa waa Celtic Glasgow. ñu daal di waxtaanee wàllum pays ak Amadou Ndiaye di ab gone bi nga xamante ni fukki at ak juróom-ñeent la daal di am moom nag fi mu toll nii ma ngay amal ay jéego yu am solo ci la muy yëngu daal na daan fan yële weesu sax ñeenti recordu Sénégal moom nag gannaaw loole Amadou Ndiaye am na ay kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko fi mu toll nii ay gëtam mën ko teg ci Jeux olympiques yi ñu déglu ko ci téléphone Youssouf Bodian. Donc je suis très content parce que c'était la première compétition. kontaan naa trop ndax lii mooy sama compétition bu njëkk ci petit bassin ci saison bi boo xoolee toog nañu lu toll ci juróom-ñetti weer yoo xam ne ni amuñu compétition ba pare entraîné wuñu kon dafa nekk moyen boo xam ne ni dina tax ma tester samay performance lii sax xaaruma ko woon kontaan naa tamit daal di daaneel record Malick Fall ak bu Abdou. fi mu toll nii yan jongante ngay waajal surtout pour Sénégal. alors là mes prochaines compétitions pour le Sénégal. waaw compétition yi ñu dëgmal ak Sénégal moom mooy championnat d'Afrique yi waaye ci jamono ji ak mbas mi ñu nekk xamaguma kañ lay am bëgg naa tamit bokk ci lii di championnat du monde jëm ci wàllu petit bassin loolu nga xam ni ñoo ngi koy amal ci njeexitaluk saison bi bëgg naa tamit qualifié dem ci Jeux olympiques yi foofu nag bu ma fa demee dinaa def sama kamtalaayu kàttan ngir fexe ba defi jéego. et faut pas essayer de brûler les étapes. di jaajëfal Alaaji Ndata Diop mi nga xamante ni moom moo doon tekki yooyu les kàddu yu Amadou Ndiaye di ab gone bi nga xamante ni mi ngi am fukki at ak juróom-ñeent di yëngu ci wàllum pays jamono gi nag recordu Sénégal am na ñeent yi nga xamante ne daaneel na ko ci moom mii di Amadou Ndiaye Alaaji Assane. sëñ Cheikh jërëjëf xaaj na dañu koy wax bonne reprise. bonne reprise raxasul ay ak dallu dalal jigéenam Anna Rocha ci chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi kuréel gi ëmb jigéen plasticienne yi fii ci Sénégal soobu nañ ci xeex gi soxal cancer du sein waaye itam col de l'utérus xaat ci luy tukkee ci njaayum seen œuvre yi nga xamante ne ñu ngi koy defar ngir jàppale xeex boobule dinañ ko jox waa LISCA di Ligue sénégalaise contre le cancer Papa Balagay teewe na seen vernissage. Femmes, battons-nous, crions, brisons ce silence pour la bonne cause. ci
kàddu yi la mbootaay bi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum aar ak cosaan daal di fas yéene dugal seen loxo ci xeexuk lii di cancer du sein ñoom nag ci ay nataal ñuy dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la jigéenu Sénégal di dund ak feebar gi lee Adama Boy nekk artiste peintre jiite itam collectif bi di fàttali li ñu bëgg ci xeex bi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo. exposition bi dañ koo def pour accompagner l'ISCA cancer du sein et de col de l'utérus bii dal jigéen ñi dafa bari te dafa métti li ñu rey donc ñun jigéen ñi mënuñu joxe xaalis li ñu mën en tant qu'artiste mooy defar ay tableau yoo xam ne dina accessible ñëpp dinañ ci mën a jëm jaay ko jël 50% jox ko waa l'ISCA ndax mammographie kii bi dafa cher ñu koy defee juróom-benn junni. mu doon nag taxawaay goo xam ne gu rafet la ci gis-gisu njiital l'ISCA di Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer Fatma Guenoune. maa ngi koy rafetlu parce que ay jigéen yu toog xalaat pour seeni mbokk jigéen la donc mooy ne ñoom tamit ñu ngi jël seen wàll ci xeexum cancer. te mu exposition bi ñu duppee l'expo du cœur tax na nag daanaka ñëpp ñu yëngu ci wàllum aar daal di ñëw wuy si ci wooteek collectif jigéen ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum aar ñu leen di woowee ay plasticiennes. alxames ji fii ci Ndakaaru daañu tàmbale itam beneen exposition mu ngi tudd You Are Beautiful the Way You Are exposition boo xamante ne nag ci mbedd Ndakaaru yi lay amee Djibril Dramé nekk artiste nekk commissaire d'expo bokk itam ci ñi taxawal projet bi moo ñu koy leeral. mbébét bi ñu am daal ci loolu nga xam ne ni mooy sunu exposition art bi mooy indi mbégte ci àdduna bi jamono joo xamante ne ñu ngi wax Covid ñu ngi wax mbas mi jamono joo xamante ne ñu ngi wax bañante maanaam racisme parce que ci sa xeet wala ci sa deru yaram. donc loolu daal moo tax daal ñu indi exposition boobu nga xamante ne day dooleel Afrique ak ñi nga xamante ne bépp xeet bu ñuul bu nekk ci beneen continent loolu moo tax ñu indi exposition bi. mbokk yi fii la ñuy yemal ci xibaar ñeel aada yi di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Guinée Conakry ma ngay bëgg a yàq ubbi l'Observateur coowal maa gagné élection yeeg gagné woo élection yi am ci diggante Alpha Condé ak Seydou Dalein Diallo moo tàmbalee taal réew ma yéenekaay bi nañu ñoo ngi weex fukki doomi aadama yu ca ñàkk seen bakkan ca fukki yooyee ñaar ya ay policier lañu La Tribune nañu ñi faatu ca Guinée ginnaaw ba ñu génnee ci élection présidentielle yi ëpp na lim boobee fukki manifestekat ak ñaar ñoo fa faatu ak benn takk der Vox Populi nañu fitna ju rëy ak bakkan yu bari yu tëdd fa la réewum Guinée toll gouvernement bi mi ngi wax nañu faatu ca manifesté yi ñoo ngi toll ci juróom-ñeenti doomi aadama candidat bi di Seydou Dalein Diallo moom di wax fukki nit ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan ci manifesté yi enquête dina kay nañu wax ji yemul foofee ne li wokku Guinée xuri na doomi Guinée yi ci Sénégal ne gis nañu démb ci Ndakaaru ay manifesté yu fi jur fitna ay farandoy candidat bi di Seydou Dalein Diallo la ñu ne ñoo dem ci buntu ambassade du Guinée fii ci Ndakaaru doon fa manifesté ambassadeur ba yéenekaay bi nañu alkaati yu bibi brigade d'intervention polyvalente ñoo demoon jëli ko ngir doon bañ manifesté kat ya defal ko bagage Vox Populi nañu jàppante bu rëy tàng jër moo amoon démb ci diggante ñi jàppal tànk Seydou Dalein Diallo ak takk der yi gis nañu fa ay wata yu ñu caxat-caxatee gis fa it ñu bari ñu ci jële ay gaañu-gaañu source wa di ñu xamal ne ci jamono ji ñuy xaare résultat élection présidentielle yowoon ci Guinée ca la fitna jojoolee ci réew ma law ba yegsi ci réew mi Walf Fadjri nañu Alpha Condé ma ngay na si pexem di stratégie yoo xam ne ba fu mu mën di yam du jural réewum Guinée jàmm ne ñoo ngi wax juróom-ñeenti bakkan yu tëddagum te dara xewul Le Témoin gisee ca ne Alpha Condé troisième mandat bi mu yóotu bu moytuwul ci ay néew lay jógi ba yegg ca ñu yegg ndànk ci Le Quotidien fekki fa Thierno Lo moom PCA bu SENTER moo xëy di waxtaan ak journaliste Le Quotidien yi Thierno Lo nee na gisu fi lu fi jar coow ci waxi troisième mandat bu Macky Sall bi ndax Macky Sall mi ngi ci ñaareelu mandaam te mooy mandaam bu mujj coowal député Aline Dembourou Sow Thierno Lo jàpp ne li ci waa APR wax jaare ko ci communiqué wax ja dafa gàtt TER di train express régional PCA bu SENTER di xam ne ni ministre des transports terrestres di Thierno Youm juum na ci ñaari yoon ci date bi ñu ko war a riwéree ndax joxe na ñaari date yoo xam ne bu ca nekk dafa tuxu beneenub ministre de la République ci beneenub yéenekaay Dame Diop ministre emploi formation professionnelle ak artisanat mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi ministre Dame Diop wax na waa l'Observateur ci li ñu naan Sénégal moo jël ñetteelu place ci réew yi chômage gën a sëxiñ ci àdduna bi mu ne loolee ñun ci presse bi la ñu ko yëgee ne ñëpp te bi ñu ko yëgee def nañuy gëstu sukkandiku ci xayma bu organisation internationale du travail li ñu gis moo di amul benn étude bu ñu gis ne def nañu ko ci wàll wi ba mu joxe résultat yi ñuy wax taux de chômage su 48% la ñuy wax ministre Dame Diop ne loolee ku amuk seetlu war a xam ne du dëgg ji mooy ci fukki at yi ñu génn taux de chômage bi ci réew mi
mi bu rombee 15% yi tuuti lay doon. Dame Diop wax na ak wàllu observateur ci programme yu urgent yu ñu nekk waxit ci orientation yu bachelier yu yees yi ci secteur formation professionnelle waxteel mujj rafet tax ministre emploi ak formation professionnelle ak artisanat di xam le ne établissement formation privé yi ku ci wàccewul ak ni ñu ko santaane booy boo nga jéem koo def baa boog nga jóge fi ñu jóge ci ministre de l'emploi seeti ministre du travail Samba Sy ci la Sénégal ni muy doxalee moom Samba Sy ministre du travail yéenekaay bi nee nañu moom la ko waa CNTS FC mere ba tax ñu taxaw ci giitangaas ak moom Cheikh Diop ak i ñooñam li ñu koy tumaal moo di nee nañu dafa fare ak baxaw jongu beddi leen te nee nañu nag ginnaaw noonu la ko bëggee nañu ci dem dina tàng jër ci moom tàngali góor jigéen yi mbambu ci réew mi l'observateur xëy na di ca màcc mu di xeeti tàngal yooyee ñu ne ay bonbon LGBT lañu ñu defe ko noo xam ne am na fooy bés da ngay gis ci tàngal bi ñaari góor ba ñaari jigéen yuy fóonante Omar Diallo di directeur commerce intérieur di wax ci l'observateur ne produit boobee produit la boobu existé wul ci commerce intérieur l'observateur nañu waaye Mame Matar Gueye bu ONC Jamra weddina loolee service commerce yi wax ñu wax ci ñaar fukki góor jigéen ak juróom yi ñu jàppoon ca Sacré-Cœur 3 extension ñu doon takkub sëy ci seen biir journal Les Échos nee nañu ñoom ñëpp ña nga ca kaso ba démb ci la ñu leen mandat dépôt waaye tuumay acte contre nature kese lañ leen di toppee libération mi xëy xuus bu baax ci procès verbalu enquête bi xamal ñu ne ci ñaar fukki góor jigéen ak juróom yooyu ñu jàpp am na ci élève buy jàngee ci lycée de la Fosse ak benn agent de sécurité buy liggéeyee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yeeg RFM bokkoon ci li ci gën a fës ndaje mu njëkk tey ñeel wàllu bëccëg yu nu jagleel décentralisation ci Sénégal ca Diamniadio diggante njiitu réew mi président Macky Sall ak ñi falu ci gox-goxaan yi di élus territoriaux yi Pikine Ouest ñàkk méngoo gis-gis diggante kilifteefal mairie ba fa ak askan wa ñenn ci ñoom conseil municipal bu nu fay amal tey jii sax war a délibéré ñeel fukk ak ñaar ci hectare yu ñu dëkkee ci wetuk suuf soo see ñoom àndul gis ne du lu dëppoo ak yoon ñu ngay sax di arto dem toogaanu mairie ba Casamance ak bànqaas ak MFDC gis yëngu ci wàllu politique ca ne ci jakaay fas nañ yéene ñu ne amalab lël diram ñett ci fan ngir waxtaane jàmm ci lu sax ci Casamance ci wàllu woowu yónnee nañu ci bataaxal kilifa yu Sénégal ngir kon daal di am ndigal ci moomeem ndaje ci technique bi Abdou Thiam El Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm ca kanam tuuti seen émission daan coronavirus dinañ ci ànd ak njiital SAMU bu Sénégal service d'assistance médicale d'urgence professeur Mamadou Diarra Bey dañ leen demalit ci sunu diwaan yi kenn ci correspondant yu RFM ñu yendu ak jàmm.